قلبي له موئل يرعاه بالحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. استعينك ربي والاستعانة إلا بك وأحمدك ولا زناه إلا عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد. mbokk yi ñuy seetaan te dañuy seetaanee fii ci seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub lislaam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak yeneen gan di leen ndokkeel ci àjjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu àq di leen baalu àq di amaat yéen bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi tey nag ci kàttanu yàlla ak coobareem ñoo ngi ànd ak ay gan yoo xam ne ay borom xam-xam yu ñu ràññee ci réew mi lañ doon ay observateur doon ay gëstukat doon ay chercheur ki jiitu ci ñooñu mooy Serigne Labib Ndiaye di psychologue ñu xam ko ràññee ko lool teew na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coono déplacement bi di ci toftal suñu xarit suñu wëlëri Jean-Louis Camara moom it ñu xam ko muy gëstukat jàpp naa ne émission bi ñu ko invité miin na ko trop jaar na fi jaaratu fi kon Jean-Louis ñu ngi lay dalal jàmm di la yóbbante nuyoo ci suñu xarit Serif Mballo tey nag waxtaan wi li wolof di wax naan lu dee ci rëbb yàlla ak naat ku nekk xam na ne suñu réew mi semaine bii passé jaxasoo na lool te ba léegi jeexital yaa ngi ñu topp jeexital yooyu nag ba mu ñu toppee ñu ne woon kenn ku ne na nga jëfandikoo sa sañ-sañ ñu ne fas ne kon def waxtaan wi tënk ko ci rôlu borom xam-xam yi ak wootekat yi ak gëstukat yi ci saa boo xamee ne fitna taxaw na te ku nekk xam na ne fitna taxaw na fitna mënta romb bakkan des ca fitna mënta romb li yàq ci réew mi ni mu toll fitna mënta romb ñi ñu yóbbu semence tey nga xam ne dootuñ liggéey tey loolu yëpp ñu ne kon kat amuñ ngànt pour ñàkk cee wax biñ ci bëggee waxtaan nag ñu façon yéene tënk waxtaan ci ban rôle la ñuy xaar ci borom xam-xam yi ak gëstukat yi ak observateur yi bu ñu demee ba fitna taxaw ñu mën a calmer doomu aadama yi kenn ku ne ñu jox la sa àq ci li xew ñaareel bi ban discours lañ war a tenir ñoom ñuy wax parce que discours bi lu am solo la léeg-léeg nit ki dina tenir discours boo xam ne boppam rek a tax léeg-léeg nit tenir discours boo xam ne kuréel bi mu nekk a tax léeg-léeg nit tenir discours boo xam ne day jaxase liñ defaroon ko néew kon ban discours ñooñu moom la ñu war a taxaw waxee ko ba mu nekk njariñ pour ñëpp ñetteel ba taxawaay bi nga xam ne moom la ñu soxla ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee régulateurs sociaux yi ban taxawaay la ñu war a taxawee soo demee ba xam ne xel yëpp fattu na buñ demee ba xam ne jafe-jafe am na te mel na ni lii ñu tudd fii yëpp tey ñu ngi koy tudd loolu nag moo taxoon ñu bëgg a waxtaan lañ mais balaata ñuy dugg ci jotaay bi ñu nuyu suñu mbokki Fuladu yi Kolda ci njiital Tidiane Dabo nga xam ne moo nekk foofa ci rajo Dunia Kolda bi mais ñoom dama leen jox mention spéciale parce que réew mi li muy jaxasoo yëpp rajo yëpp cité nañ ne ñoom rek ñoo lakkut yàquluñ dara ñoom doxu ñaxtu lañ def yàquñ tëju loolu nag citoyen moom la sañ mais citoyen sañut am lu la naqadi yóbbee keneen lu ko naqadi ñoom tëjuñ dara dugg nañu wër dox yëkkati seeni pancarte bañ xam ne am nañ lu leen naqari ñu dellu toog kon ñooñu yelloo nañ mérite ñu gërëm leen tey Serigne Labib gannaaw buñ la nuyoo balu laaq baal laaq di la saluer bu baax nag di gërëm Babacar Fall ndax Babacar laa jokkoon mu jox ma sa numéro gannaaw bu ma dégloo sa waxtaan ñoo ngi lay dalal jàmm ci émission bi ñuy tudd ëttub lislaam jàpp naa tey nga fi door a ñëw mais bëgg nañ mu continuer boo nuyu bokk yi ba pare nga yóbbaalee laaj bu njëkk bi ban taxawaay la borom xam-xam yi observateurs yi gëstukat yi psychologue yi war a taxawee ci lu ñu demee lu mel ni am. gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu téléspectateurs yi nga xam ni yëpp ñoo ngi ñëw di seetaan émission ëttub lislaam di la beral nuyoo ci invitation bi di kontaan ci invitation bi nga def di beral nuyoo it monsieur Camara bi nga xam ne tey ñun ñaar ñoo bokk plateau bi di nuyu aussi sama mbokki ndar yi nga xam ne xam naa ni ñoo ngi may seet sama mbokki daara yi foofu leen maa ngi leen di nuyu jamono ji ñu toll dëkk bi maanaam xel yi fattu nañu lëndëm na boroom xam-xam yi liñ leen di jëkk laaj mooy ñu laaj leen question bi jëkk nan la ñu fexe ba agsi fii lan la ñu def ñun ba agsi fii donc war nañu gëstu ci maanaam koom-koom gi
est-ce que koom-koom gi moo tax ñu agsi fii ñaareelu gëstu bi war nañu gëstu ci xelu nit ñi lan moo nekk ci bopp nit ñi jamono ji ba mu jaral leen tey ñuy génn bay yàq ñetteel bi war nañu seet est-ce que amuñu woon nan la ñu war a fexe ba lu mel nii même su amoon mu bañ a jur yàq-yàq yi mu jël benn bu nekk it am na maanaam ay jàngat ay gëstu yi ci am d'abord ni ñoo ngi ci jamono boo xam ne li ñuy tuddee jamono Covid feebar boo wax balaa bu suñu borom bi wàcce yàlla nag dindi ci Sénégal yàlla nag dindi ci àdduna bi yëpp ba nit ñi mën delluwaat loolu bi mu ñëwee dafa indi maanaam ci économie ci réew mi ay jafe-jafe dem beeg dikk beeg yooyu demeetul noonu liggéey bi demeetul noonu njëg yaa ngi yokk te réew mi soo ko xaajee ñetti xaaj ñaar ñi ak lu ci topp ay xale yu ndaw la yoo xam ne amuñu fanweeri at ak juróom ñooñu ñoo soxla liggéey ñoo soxla takk jabar ñoo soxla am doom ñoo soxla école yu seen doom yi jàng ñoo soxla ay kër yu ñu dëkk ak yooyu ban taxawaay la actuellement réew mi taxaw gouvernement bi taxaw ba ñooñu ñu mën fexe ba nga xam ne ñoom li ñu bëgg ñu am ko beneen bi nga xam ni mooy soo seetee économie bi sooxe na kon nag nit ñaa ngi ñoo ngi sonn nañu daal te li ko gën a yokk mooy li ma doon wax keroog mooy dañu xamul ni yaakaar nañu économie bi mooy entreprise bi fekk entreprise yi li ñuy jël ci nit ci Sénégal bariwul maanaam mi ngi nekk ci 200,000 nit te am na lu mot 7 millions nit yoo xam ne ñoo ngi liggéey donc entreprise yi jëluñu presque dara te ñi nga xam ne ñoo yor seen taabal di jaay ndékki di jaay fonde di jaay di defar dàll di jaay maanaam yu sew-sewaan yu ñu dëkk ñooy ñi nga xam ne ñoo yore économie bi donc société bi ñu indee couvre-feu am na ñoo xam ne ñoo nga woon ca quartier bi di jaay reer ñii di jaay ndékki ñii di jaay añ seen mbir yàqu na ndax ku wàcc 7 heures 9 heures ko fekk na borom reer bi lalli na leer nekk mu nekk jafe-jafe bu rëy rëy donc nit ñi di li may wax di tëdd di fande di yeewu di fande te loolu it dafa dul neex ci kii kooku mooy économie bi beneen bi mooy ñun nit ñi nan la ñu fexe ba agsi fii société li ko indi mooy ñàkk déggoo ñàkk waxtaan ci côté nguur gi dafa yaakaar ni moom li muy def noonu la man lañu fal donc suñ ma falee li ma war a def rek laay def li ma defee noonu la su la neexee noonu la su la naqadee noonu la donc du ma déglu lu keneen wax wala lu keneen wax day mel na sama noon wala sama adversaire moo ko wax fekk mbir yi du noonu ndax liñ naan lii fatt bët doo ko gis suy ñëw soo seetee ci ñi nga xam ne ñoo contre nguur gi ñoom tamit benn discours rek la ñu am maanaam fii dara baaxu fi ñii li ñuy def baaxuñu nañ fi jógee abal ñu ñoo ngi def ñetteelu bi ma doon wax jàngat bi mooy nan la ñu fexe même bi ñu agsee fii fexe ba yàqu-yàqu yi ak fitne ji bana am mooy maanaam ci la ñuy dugal su jafe-jafe amee nan la ñuy fexe boo woo ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee régulateurs sociaux yi mooy sëriñ seek yenn ñi nga xam ne ay vraie société civile laa la ñu wax de mooy ñi nga xam ne daal ay kilifa lañ waxuma parce que société civile yi dañoo bari mais ñi nga xam ni nit ñi yaakaar nañ leen respecté na leen ci seen xam-xam pour ñooñu mën a wootee waxtaan est-ce que ñooñu bi mbir yu jotee woo nañ leen ni leen ñu kat fii mu nekk nii ñoo ngi ci foo xam ni dem amul dikk amul yéen ñi fi nekk nag ñoo ngi leen di ñaan nga seet ku nekk lan ngeen leen di wax ba ku nekk bàyyi li nga amoon li nga xam ne moom la ñu gën a bokk ñun muy réew mi muy Sénégal ñu jël ko Sénégal ñu ñoŋal ko mu nekk benn réew ndax Sénégal su amulee moom waxtaan dafa amul yàq loo yàq amul donc Sénégal moo jiitu lépp donc loolu nekk ne loo xam ni boroom xam-xam yi war nañ ci seet li nga xam ni moo nekk ci économie bi ci xolu nit ñi ba pare seeti su problème amee te nan la ñuy fexe ba régler ko na nga ndax yow munoo am loo naqadi dem di yàqal keneen jël maanaam naqar bu jur naqar léegi yow dootoo am ku la jàppale jërëjëf Serigne Law bi xañ na dinañ del siwaat ci yow mais ma jël Serigne Gora Seye mi comme borom 99 noo de jëy yi nga xam ne dafa am war a cérébré du yàgg tuuti ba jël ko salaamaaleykum Serigne Gora waaleykum salaam wa rahmatulah Serigne bi na nga def mbaa jàmm nga fanaane
imam oustaz bi tey maa ngi la ziyaare bu baax alhamdulilah. maa ngi la koy delloo mel na ni yaa ngi dëgmal benn journée da nga war a def waa liggéey ci wàllu 99 noo de jëy muy al asmaullahi al husna. lan mooy xillaab jotaay boobu ak loolu kañ nga ko bëgg a def. waaw alhamdulilahi fatail alim alqaabidi albasiti albarri rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulil karim yaasin almursali bilqur'ani alhakim alhaadi ila sirat almustaqim wa ala alihi wa sahbihi almasikina bi sunnati alqawim. assalaamu aleykum wa rahmatullah. oustaz maa ngi nuyu mbokk jullit yëpp di nuyu kilifa yu mag yooyu nga bokk ak jotaay boobu te di ñëw si tontu bi nga xam ni ci laaj bi nga xam ni moom nga ma laaj muy illa li waral bis biñ jagleel asmaullahi husna lenn rek moo ko waral mooy ngir nit ñi gën a dellu ci yàlla am tawxiid ndax xam nga ni amul nit fu mu mën a xamee yàlla wala mu toog fa yàlla wala mu xamee fa yàlla lu dul ci turam yu sell yu màgg yi nga xam ni alxuraan moo wax ni walillahi asmaul husna fadduhum biha kon nga gis ni yàlla moo ne moo yor tur yi gën a sell yu gën a mag nañ ko ci woo te xam nga ni turu yàlla day defar société day defar askan ba ci problème bii nga toll jàpp naa ni solution bi ci gën a mag mooy nit ñi delluwaat ci yàlla delluwaat ci turam yi te gëm sunu borom subhanahu wa taala boo xoolee at bu jot damay jël ay tur bind ci téere tënk ko ci waaye itam waxtaan ci tur yooyu ren nga xam ni ñoo ngi jël tur bu ñeenti tur yi ñu jël muy alfatah al alim al qaabidu al basit nga xam ni muy tur yàlla yoo xam ni su fekkee ni nit ki am na jeexital ci moom mu xam ni yàlla mooy alfatah mooy ibbiwaate waaye itam mooy kiy àtte ndax fataax li ci nekk dafa bari ci tënk mu xam ni yàlla mooy alqaabidu mooy ki nga xam ni mooy téye mbiri waaye mooy baasit mooy tàllal mu am jeexital ci moom mu xam ni lépp loo xam ne am na rek yàlla moo yor loolu mu xam ni wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa la illa huwa wa in yamsaska bi xayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir maanaam jàmm bi xam ni yàlla moom tur mooy lépp ba jeexitalu tur yàlla yi nekk ci moom bu boobaa société bi dina defaru société bi dina baax ci tënk daal ille bi mooy ñu woo nit ñi ñu xam yàlla ci turam yi ndax kenn mënul xam yàlla te jaaroo ci turam yi te yonent yi fi jaar yépp lenn rek lañ def ngir nit ñi xam yàlla dañ leen woo ci turu yàlla yi mu def jeexital ci ñoom ñu nekk dëgg-dëgg ay jullit ñoo xamante ni dañuy defar société waaye nekk ñoo xam ne du ñu yàq société. jërëjëf Serigne Gora waaw Serigne ma ne mel na ni dégg nañu xilla bi tax nga bëgg koo def li ñu bëggoon a xam ban bés nga ko bëgg a def ak fan nga koy defee. ñoo ngi koy def suba le 13 mars. waaw ci Mbuur waaye nag contexte bi tax ma def ko Mbuur fii ci masjidul asmaillahi husna muy jumaa ji nga xam ne dañ ko duppee turu yàlla yi waaye caaray azur la daan amee waaye mbooloo ma fa daan daje ak fi feebar bi toll ma ne naa ko indi ci jumaa ji nga xam ne moom lañ tuddee jumaa turu yàlla yi fii ci Mbuur onkat ñu defendee ko fi def ko fi ba déwén incha allah xëy na yàlla def mi nga xam ne mooy xaabidu mu indi baasi tàllal mbir yi ba jotaay yi gën a yaatu waaye contexte bi tax ñu defee ko fi dañ ko def en direct ci sa télé boobu di DTV ba julliti yàlla yépp mën ko seetaan waaye kenn ku ne fi nga nekk sa kër nga mën ko suivre ci Zoom ak ci yeneen lien waaye ñuy sàkku tem ci bis bi ñëpp ci suba ñu mën a ñaan ñu mën a màggal yàlla ci turam yi ci joxe ay ñam ci tudd yàlla lu baree bari ci jéggalu sunu borom lu baree bari ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ngir màggalee ko bisam bi nga xam ne dañ koy màggal rek ngir moom amul benn jëmm wala kenn koo xam ne jagle nañ ko bis bi wala ñu la fiy tudd ci bis boobu ku dul sunu borom subhanahu wa taala. jërëjëf Serigne Gora kon rendez-vous bi suba la ci masjidu asmaul husna ci Mbuur yàlla nañ ko fekkee tatal ko ñun ñëpp yàlla na lépp de njëriñ réew mi jërëjëf kon mbokk yi ñu del si àndaat ak yéen ci seen émission Ëttub L'Islam Serigne Laxbim bu ma la déggee mooy feeñal nga ne li ñu war a waxtaanee li ñu war a njëkk a laaj lu ñu indi ci situation bi mel na ni tënkal nga ñu ko ne aspect économique mi ngi ci
wan nga ñu it ne yàqute jikku feeñ na ci, wan nga ne Covid 19 bi feeñ na ci, wan nga ne ñu bari dañoo jàpp ne bu société yi di jël ay nit di liggéey réew mi war na normal te fekk déedéet, ndax li société yi jël buñ ko seetee 200 junne nit la ci si lu da réew moo xam ne dem na ci fukki million ak juróom-benn, kon mel na ni loolu luñ war a xoolaal. bi ci des mooy feeñal nga ñu ne buñ seetee xale yi nga xam ne tey ñoo doon dugg ci biir manifestation yi di yàq ka toj, ñooñu ñoo ëpp ci askan yi mën nañ leen ñaar, liggéeyuñ defuñ dara, nga fanaan reer jot fekk ñu ne la couvre-feu am na, reeruloo boo xëyee ndekki woo, defe naa boo sante Cissé wala Touré da nga neex a nekkat maire dana yomb ci yow lool. bi ci des feeñal nga bi ci des mooy état bi ci boppam dafa mel ni dafa jàppoon ne moom lam nekk moom rek mooy dëgg, dégluwut kenn nit. bu fekkee dégluwut kenn nag te waa ji xiif ne ci mbedd mi yuuxu dégluwuñ ko occasion rek lay xaar mu exploité ko. bi ci des mooy opposant bi nga xam ne moom ci boppam it dafa war a toog di corriger état, mais bu corriger bu gisee lu baax dafa war a d'accord ne lu baax la, dafa def na dara baaxul. fu dara baaxul moo amul, fu lépp bon amul, fu lépp baax amul. kon boo ne lii baaxul war nga seetlee ne lee baax na. kon kooku mel na am na ci cër boo xam ne cër kuy xamb la. beneen bi bu fekkoon ne ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee régulateurs sociaux comme ni nga ko waxee, muy sëriñ si ak borom xam-xam yi, ñi nga xam ne yàlla rek a leen ñor dañuy wax te yàlla tax, ñu teel a wax, ak ñi ñu tuddee société civile vrai. boobu dinaa ci del siyaat mel ne kon am na société civile boo xam ne faux la. bon ñooñu bu fekkoon teel nañoo wax kon du dikkee ni kon mel na ni responsable partagé la. pay Jean-Louis ma ñëw ci yow, ñu ngi waxtaanee rôle bi ñuy xaar ci borom xam-xam yi, observateurs yi, gëstukat yi, wootekat yi, imam yi, buñ demee ba lu mel nii dal ñu tey muy fitna problème nga xam ne kenn nooyeetut, lan la ñuy xaar ci ñoom. allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali muhammad bismillah rahmaan rahim. comme ni ko sama mbokk bi lax bi defee, ma ne lay nuyu di la gërëm di la sant ci occasion bi nga ñu may pour ñu mën waxtaane situation réew mi fi mu toll. parce que ku ne xam na ni fi mu toll actuellement nous sommes un peu dans le désarroi, maanaam ñëpp a jàq ñëpp a jaaxle. li ko indi lax bi wax na ko, les facteurs explicatifs. indi na sur le facteur économique, parce que économie bi doxul woon, crise Covid 19 bi ñëw yokku ci, ñu indi état de catastrophe sanitaire couvre-feu nit ñi. parce que déglu naa keroog l'ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne mu ni ci image dafa am benn xale boo xam moo ko marqué. xale bi dafa ne am na bac pour mën a jàngi li ko doon yóbbu, yaay ji day jaay cere ak fonde yooyu, mais ci loolu lañu daan dund. bi état d'urgence bi ñëwee, bi couvre-feu bi ñëwee, dem na amatuñu lu ñu dunde, nee na image boobu la ci jàpp. ce qui veut dire que kon li lax bi wax am na yaa un fait économique. te li mu wax yi dëgg la. 70% de la population sénégalaise c'est au moins de 35 ans, maanaam fanweeri at ak juróom amuñu ko tax. ce qui veut dire que donc c'est une population extrêmement jeune. te cette population jeune amuñu lu ñu liggéey, comme il l'a dit. économie bi li ko yore en fait liy doxal réew mi te xamuñu ko, c'est une forme d'économie populaire, moom la ñuy wax économie informelle. parce que ñooñu di xëy di dem, parce que ñi nekk ci administration ak ñi nekk ci entreprise ma ni lu néew la. mais nag du loolu doo boolee loolu plus beneen facteur bu gën a am solo boo xam ne man gis naa ko, mooy la perte des valeurs. perte des valeurs mooy lan, man dañu dem ba bàyyi li nga xam ne moo doon suñu gëm-gëm, moo doon suñuy pas-pas, ba ñu dem ba perte ko parce que topp beneen yoon boo xam ni véritablement dañuy taxaleeg suñu pas-pas. bi loolu amee, comme ni mu ko résumé, nga laaj ma quel doit être le rôle des intellectuels et des marabouts. xam nga pour sëriñ si seen implication ci situation bés bu Sénégal nekkee ci crise commencé wul tey, parce que duñ koy xool même durant la colonisation. ma jox la benn exemple mémorable, mooy Sëñ Malick Sy. mais à Saint-Louis bi peste ba amee foofu, mais ba mu ñëwee waa Guet-Ndar du ñu ñàkku, mais dafa ñëw rek toog ñàkku, nit ñi topp ko daal di ñàkku. ça veut dire que donc am na ci nit ñi gëm nañu ko. mais 1958 avant la colonisation, ku ne xam na ni le congrès de Cotonou, mais Mamadou Dia ak Senghor dañu ni woon Sénégal day wone non
pour référendum bi de 1958 donc jël suñu indépendance mais ñun ñëpp xam nañu ni année 58 mais xalifa général des Mourides ak xalifa général des Tidianes jamono jooju kee sëñ Fallou la woon kii doon sëñ Abdou Aziz Sy ils ont posé de tout leur poids pour ñu jéem a voter oui looloo tax amuñu indépendance bi doo koy seetlu tax De Gaulle bi muy ñëw boobu jax fekk ko fi Senghor fekk ko fi parce que y avait un problème ak ci affaire boobu mais du ñu ñëwee ba ñu ñëw ba am indépendance ku ne xam na ni sëñ Abdou Aziz Sy crise bu musaan am da ci daal dugal loxoom ak kàddoom ba yëf bi fay mais ça veut dire quoi ça veut dire que élecole ñuy xaar man ci sama gis-gis di bàyyi ba crise di am ñu leen di woo normalement man ci sama gis-gisu bopp dañu waroon mën a impliquer pas yooyu impliquer les autorités symboliques yi nga xam ni nit ñi gëm nañu leen aussi bien sur le plan religieux que sur le plan traditionnel parce que ñooñu la nit ñi gëm du ñu leen impliqué woon ca départ ba peut-être ñu ñuy xelal ñu bañ leen boddi au nom de cette laïcité là ni waruñu bokk ci dara kon am na yu bare yoo xam ne ci réew mi du fi am mais le discours bi ñu war tenir donc intellectuel ak parce que chefs religieux yi ils sont responsables comme n'importe qui mais c'est un discours de responsabilité wane nañu ko ci crise bii parce que mooy lan bi ñu demee ba nga xam ne kenn xamatul foo jëm mais ils se sont adressés au chef de l'État et yaakaar naa ni comme médiation là aussi ils se sont adressés à l'autre partie mais mooy lan ñu gis li ci la affaire bi commencé bëpp ce qui veut dire que au moins am nañu une valeur fii au Sénégal mooy ni am nañu ay kilifa yoo xam du ñu waxee quel que soit bor ba ñu mën a nekk daañu leen déglu te daañu leen may kii man li ma yaakaar moo di véritablement li ñuy xaar ci société civile comme ni nga waxee li ñuy xaar ci intellectuel li ñuy xaar ci homme religieux mooy un discours de responsabilité nag c'est un discours d'objectivité mooy lan comme damay médiation entre ay nit comme kii wax na opposition yëpp mooy conquérir le pouvoir ñi nekk au pouvoir seen mébéb yëpp mooy gën a toogaat ci pouvoir bi loolu mooy tax généralement du ñu déggoo mais je pense que y a un minimum boo xam ni moom la ñu partagé fii ci Sénégal tax aussi dañu waxante dëgg évêque woo xalif général ñun ñëpp ñoo bokk gaal gi du fekkee ba nga ci diggu géej ñu dem ba nga xam ne géej gi dafa sàmbaraan mais je pense que évêque bi du wax ni man munuma joow wala du ma as ndox xalif général bi du wax munuma joow wala munuma am ndox dañuy joow asanoo ndox bi ba gaal gi jàll parce que du gaal gi jàllee ba rëcc évêque ba ci lay mën a wax au nom du Père du Saint-Esprit au nom du Fils du Père du Fils et du Saint-Esprit xalif général bi wala imam bi ci lay mën a wax laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullaah wala xaala Rasulullaah ce qui veut dire que donc c'est dans l'intérêt collectif véritablement ñun ñëpp lañ ci war a dugal suñu loxo te di ma ko gisee aussi xam nga société boo gis monsieur Ndiaye mu dana ko gën a leeral certainement te xam ne li ma wax société boo mën a gis ci àddina ay conflit daf ciy am le conflit véritablement maanaam mooy xëccoo parce que ñun ñëpp ay nit lañu ay nit ñoo xam ne dañu am intérêt des intérêts yoo xam ni dañuy féewaloo des intérêts divergents ñu koy mbëkkante di def lu ne yaa ma gën a comme xam diine ji doo fàttali ko Hudaybiya la fa xew nga xam ne yenente bi dem na ba ay musulmans contesté ko ba mu jaaxle ba suñu yaay Ummu Salama moo mujj indi kii nga xam ni kon kenn amul koo xam ne di nga rëcc ci ngay jiite nit te ñu ne la duñ la contesté wala duñu wax lii am na lu ma metti benn kon ça veut dire quoi il nous faut apaiser véritablement l'espace social et politique nan la ñu koy mën a apaiser mooy lenn moi je pense fondamentalement qu'il nous faut un nouveau contrat social beneen doxalin il faut ñu jël ko parce que it bi tey nga sant kii sant Ndiaye man ma sant Camara nga ni ñu loi yi leen di ñu leen di àttee maanaam de manière générale loi yi leen di guider mais mooy loi yay guider ka sant Dupont ka sant Dubois ak ka sant Deschamps mais kon xam nga ni loi yooyu ñoom loi universelle la te méngoowul ak samay pas-pas méngoowul ak sama gëm-gëm méngoowul ak samay diine ak sama aada mais di doon day indi féewa la te monsieur Ndiaye dama démentira pas connaissance boo mën a gis nag connaissance boo mën a gis étrangère bu jóge feneen comme muy connaissance intellectuelle scientifique ou pratique mani
du duggee ci réew moo xam ni foofu la jóge mais day créer ay désordre day indi looloo indi ci ñun ñëpp ñooy vivre parce que booy li ñuy def aussi am na ci loo xam ni c'est le déracinement moral parce que it nañu waxante dëgg monsieur Ndiaye maam daf ni ñu mag du tax ma naan petit te li may wax ci Peuce de Balaye doo koy xool bi ñu saccagé les magasins mais c'est des pères et des mères de famille ñoo doon même il faut avoir le courage de le dire parce que gis nañu image yi di pousse xale yi ñuy jëli ceeb yeeg ay diwlin di indi xam nga du fekkoon yar nañ ci yar bu baax véritablement duñu àgg foofu te li yëngal réew mi dañ ko wax c'est un problème de mœurs et problème de mœurs bëgg taal réew mi mais ça veut dire quoi mais ça veut dire que nous avons échoué te li problème de mœurs bii jëkkawul ci kii ci homme public yi ci bare am na ci xëy na kii day opposant ñeneen ñi journaliste ñeneen ñi enseignants yu ñu xam mais ça veut dire quoi ça veut dire que donc sur le plan de la moralité sur le plan des valeurs mu neex mu naqadi nous avons échoué. jërëjëf sans lui daanee leen ma ñëw. li ñu ko teg yëpp mooy yoon wi ñu jaar dañu bàyyi suñu yoon jël beneen yoon boo xam ni fondamentalement foo mu ñu jëme xam nañu c'est droit au mur donc véritablement man li may wax mooy wëy les régulateurs sociaux un discours de responsabilité parce que ci réew mi la ñu bokk mais aussi il nous faut véritablement imaginer un autre type de contrat social du ñu duggee ci biir waxtaan daañ ci wax gën a leer jërëjëf Sanli bi bu ma la déggee mel na ni feeñal nga ne jàngat bi nga def réew moo xam ne 70% ay jeunes lañ parce que seeni at rombu 35 ans yàlla dogal amuñ liggéey amuñ yaakaar xam nga lu situation bu doy waar la ku am 35 ans amuloo liggéey amuloo yaakaar xam nga loolu lu doy waar la beneen bi nga ne bi ci des mooy ñàkk ay valeur ak i aada parce que nit dafay tënku ci valeur rek aada parce que aada mooy li nga fekkoon démb sa baay ak say maam parce que démb am na suñuy baay ak suñuy maam ñoo xam ne jànguñu woon du alquran du français mais ci aada lañ leen yaree woon ba tax na dañ lay wax ne la guddee àll du ma taxawar naan puutit luñ mar duñ lekk duñ naan àll di jàmbur loola aada moo ko daa def nit aada moo daa tax nit ki wet gore wetali ko gore loolu kon mel ne dañoo perte loolu bi ci des mooy feeñal nga ne régulateurs sociaux yi ak kilifa yi fi nekkoon ñooñu dañ leen ignorer li daraja biñ demee ba mbir mi ne cutt na jonn pour nga indi leen day xaw a jafe wala boo leen indi it pour nit ñi dégg leen day jafe nga joxe misaal maam Alaaji Malick bi peste bi amee Ndar ca jamono booba ñuy ñàkkaloo nit ñi ñu bañ bam tubaab bi ko waxee ba mu dikkee joxe mbagam ñu ñàkk ko ñëpp rancé wu ci gannaaw tey mel na ni lool ñàkk nañ ko ndax fañ leen teg dañ leen boolewut ci luy dox fi la teg ko ci layu lan laïcité bi ci des mooy feeñal nga ne histoire lu mu fàtte mënta fàtte maam Abdou Aziz Sy Dabakh nga xam ne suñ demee ba réew mi ne cutt na jonn dana taxaw wax te yàlla tax cité problème yi fu nekk Jean Libi am nga ci cër boo ci moom mu jox la si cër la abim am na bu mu ci moom mu jox ko ci cëram kenn ku ne ñu seet partage ñu xam ne góor gii di wax kat li muy wax pour jàmmi réew mi la loolu mel na di lu manqué la feeñal nga kon ne responsabilité yooyu nag ñëpp a ko war a taxawee nga joxe ci comme li la abim doon wax léegi régulateurs sociaux yi dañoo war a taxaw société civile dañoo war a taxaw mel na ci foofu nag laay ñëwee dugg ci société civile lax bi ñu ñëw ci suñu ñaareelu tomb mooy mel na ni am na discours boo xam ne dañ koy xaar ci borom xam-xam yi di ko xaar ci jàngalekat yi di ko xaar ci même journaliste yi te kuy jàngat situation bii ne cuttu ne jonnu tey ñi ñuy tuddee société civile ay jàmbur lañ war a doon yu tëddee njaaxaanaay problème dox na sama diggante ak Jean Louis Camara wala sama diggante ak la Abim Ndiaye yow nga war a atte waroo am pété da nga war a jàpp ci loxo ki tooñ na ko yaa tooñ nga xam ne yaa tooñ mais fa mel ni bu ñu xoolee situation bi ni mu roulé ci réew mi société civile boobu amaguñ ko man bokk sama analyse bopp gisuma leen ñu doxalee luñ mel beneen bi soo xoolee ci biir jàngat ci luñ mel responsable partagé la boo xoolee ci même journaliste yi pété dafa am ci mbir mi ñoom it te bokk na dañoo wax ne métier journaliste far amu ci pourquoi ñu sañ a fañ ci fara fañ lu ñu d'accord bi ci des sama jàngatu bopp mooy en tant que chef président de la République bi nga xam ne moom lañ fal moo nañu woon fal leen moom a liggéeyal leen parce que li ñu war di bàyyi xel toujours amul benn président bu ñu fi fal loo xam ne ñun ñoo la yëkkati na kaay ñu fal la yow yaa dikk campagne ne fal leen moom a liggéeyal leen buñ la falee kon da ngaa war a nangu ne dañ laa fal pour nga liggéeyal président dafa sori nit ñu trop
ci sama analyse bopp dafa sori ñi nga xam ne ñoo doon ñaxtu sori ñi nga xam ne ñoo am lu leen métti bon jombut nag xañ na ci doxalinam ndax am na ñu ko sës ñoo xam ne tey koo ci woo téléphone doo ko jot koo ci xamoon démb tey xamatu la boo ko séenee du la dem loolu lépp ay effet la yoo xam ne du ma ko wutal nu mu koy saafara mais ci li suñu analyse li ñu bokk noo jàngate situation boobu oustaz li maa ngi mujje ci li nga mujj wax mooy maanaam ki nga xam ni moom la nit ñi fal tekk ci kanamu réew muy son excellence le président Macky Sall nit moom suñ la falee benn nit la ñuy fal waaye pour nga liggéey foog nga am ay junnee nit ci lu wér donc foog nga fal ay conseillers fal ay ministres di fal maanaam li nga ci jublu mooy fi nga mënul àgg ñooñu àggal la fa waaye du fekkee ki la war a àggal foofu su demee li nga ko yónni su dellu see indiwul la li nga ko yónni mi ngi seet li nga xam ne yow su la ko waxee dana la neex li nga xam ne su ko waxee dina la mer doo mer te du seet li nga xam ne yow mooy intérêt réew mi du mooy seet yow sa intérêt xam nga kooku maanaam mi ngi lay nax maanaam yaa ngi koy yónni mi ngi liggéey waaye yow lay nax da ngay xëy suba rek dégg la xew ñoo ngi fàttaliku président Abdou Diouf deuxième tour élection yi 2000 biñ ko waa sud yi doon ko interroger laaj ko kilo mburu suukar ñaata lay jar mburu ñaata lay jar biñ ko waxee njëg yi dafa naan non mu ne loolu gëmu ko ndax xamu ko président Ablaye Wade diggante ñaari tour yi gis ngeen ñeenti fan ci ginnaaw mu meeting ni am na 5 millions nit yi ñëw ci meeting ba mu dem deuxième tour biñ ko laajee mu ne moom xamul woon ni mbir yi ne léegi caaxaan jeex na nuñ dem fekk na bëy wéy na mbuus bii it liñ ci gis mooy loolu président bi muy waxee it nga xam ni am na lu ko rëcc ci réew mi loo xam ne waroon nañ ko wax ci ndaw yi ni ñu taxawee ak lu ñu bëgg waxuñu ko beneen bi mooy maanaam presse bi dafa am loo xam ne man naqat na ma ci trop ndax dëkk yi ma gis yëpp ñu taal boo bare na yoo xam ni journalistes yi am nañ ci rôle mooy maanaa kenn waxu la bul joxe xibaar kenn waxu la bul informé waaye lii soo ko waxee def ko mu tas réew nga def ko ni damay def sama liggéey defoo sa liggéey yow da nga bëgg fekk fi réew mi tas nee naa leen jël leen exemple bu mujj bi États-Unis gis ngeen ay tubaab yu song congrès américain est-ce que gis ngeen benn télé américain wa nekk en direct amul benn télé wanewu ko en direct ndax seen réew la foofu mooy seen sac mooy congrès lii mosul am nañu 3 téeméeri at ak juróom fukk loolu mosul am ña ko def ñooñu jàng nañu waaye dañuy xam ni ñaan responsabilité lii su ma ñëwee di couvrir di wane xale yaa ngi wane fii ñoo ngee lakk fii ñeneen ñi toog fële yaakaar ni ñoom tamit foog ñu wane leen ci télé bi ñu commencé yi lakk responsabilité mooy soo gisee lu mel noonu nga ni lii su ma ko defee day tàkk ma jël sama réew teg ko ci kanam du ma ko def ñetteel bi mooy li nga naan société civile man de société civile ci yu jëkk yi ñu xamoon ñun mooy ñi nga xamoon dañu amoon ay xam-xam nit ñi wóolu leen ci seen xam-xam ci seen taxawaay ci seen nekkin ci société bi société civile nag bare na sëriñ si la ñu bokk ak ñi nga xam ne ay borom xam-xam la ak ñi nga xam ne aussi dañu am ay organisation yoo xam ne dañuy liggéey jëmale ko ci yenn pàcc askan wi yoo xam ne xëy na nguur gi àggul ci ñooñu lañ doon wax société civile ñi nga xam ne dañ daan gas teen ñoo daan wut seen ay moyen di gas teen wut seen moyen di defar hôpital wut seen moyen def waaye man de li ma gisagum Sénégal société civile bi ma gis nii soo leen xaajee téeméer juróom-ñeent fukki ak juróom ñoo ngi ci politique rek la ñuy wax démocratie bonne gouvernance nangam benn ñoom ñoo bëgg réew mi bëgg nañu réew mi leer waaye man gisuma ñoom seen mbir fu mu leere xëy na monsieur Camara dana ma wax mos nga gis fépp fu ñu wonee teg génne ni seen xaalis bi ñu am lii la lii ak lii lañ ci def man de gisaguma ko mosaguma gis ñu génne seen xaalis ni fii ak fii lay jóge mosaguma gis it à part 5% yi ma la wax ñi nga xam ne ñooy tabax jumaa yeeg tabax dispensaire yeeg hôpital 5% yi ñoo ngi koy def mais ñeneen ñi si des ñëpp waxu politique waxu nguur ba pare yow da nga war a àtte dem far fa ngay àtte kooku kay yow kay bokkoon moo tax man la boolewuma leen ci ñooñu dama leen boole ci maanaam opposition pour man société civile bi mooy ñi nga xam ni dañu am baat comme ni ngay def ni tey nii nga xam ne damay taxaw fii man oustaz bi tey sama baat nag moom su ko ñaari nit déggee dinaa ko wax
waslu ci àq ci réew mi ndax réew mi ci laa bokk boobu moo fi manqué sëriñ si it balañ leen di soxla ak labbe yi rek ñu dem ba nga xam ni maanaa tegante nañ dënd ba ku nekk xam ne mënul soo morom dara léegi nga ni ñëw leen ngeen arbitré waaye li nga wax ni du problème yi ba mu amee ñu toog déglu leen nga xam ne du ñu agsi fii comme ni ma waxoon ci pàcc bu njëkk bi nañu fexe ba bañ a agsi foofu donc réew mi pour dëggal li monsieur Camara wax dafa am lu ñu bàyyi lu ñu moom loo xam ne li nga wax aadaa ka fi teg aada moo fi teg ngor moo fi teg bul jël alalu jàmbur moo fi teg bul wor sa morom boo àndal moo fi teg bëggal sa njaboot bëgg sa soxna bëgg sa doom kooku l'islam indiwu ko kooku fa l'islam nag indil ñu li nga xam ne moo maanaam moo ëpp loolu yëpp indil ñu gëm yàlla ñu gëm suñu bopp gëm suñu société bàyyi mbuumu jaam bi daan nekk ci nit ñi l'islam dindi ko jël ñëpp jox leen droit ñëpp yam kooku l'islam ko indi ñu ranger la julli ñëpp yam amul ku président wala ministre wala keneen kuy jiite moom ku ñuy jiital moom ñun ñoo koy tànn kooku mooy démocratie bi donc yooyu valeurs yi nga xam ne moom lañ ñu daan yare ñu ko daan gis ba yenn yi dañ ko daan jomb da nga naan ndax su ma ko sama mbokk déggee wala sama xarit su ko déggee wala waa penc bi suñ ko déggee donc mooy li nga waxoon wéet gore wéetaliku gore donc loolu valeur yooyu amuñ ci gën ko nag jàppale ci fi mu wax muy maanaam ñun loi yu ñu am mooy loi yi nga xam ni moom la tubaab bi daan nootee suñu maam ba indépendance am ñu jël loi yooyu ñun di ci nootee suñu bopp damay gis yenn saay lu doy waar dama gis bërki démb ñu ne am na benn xale bu jigéen boo xam ni dafa doon xuloog jëkkëram xam naa ni dañu teqalikoo mu jël doom yi téye ko delloowu ko ci jëkkër ji mu dem tribunal ñu tëj ko weeru kaso xale bu jigéen waaw weeru kaso lu fekkoon ni ñun ñoo ngi am comme juge yi am ci américain yi wala anglo kooku lu mës dem kaso ndax juge boobu papa la comme man du lire ay texte day xool ni kat diggante ndey ak doom ak baay mu woolee ni leen kat def leen nii yow kat delloo ko comme kii lañ ko jox delloo ko bu ko defee te nii wak nii juge maanaam tubaab yi ak anglo-saxon yi ñoom noonu la ñuy def bokkul ak juge français yi beneen bi ma gis da ngay gis ñu ni jàpp nañu benn xale dafa sàcc gaz ñu ni 2 atu kaso ma ni mais ñii ban société lañ dëkk ñun kooku su sàccee dara jël dara soo ko yóbboo ca penc ba mu nekk daayira ba teg ko ca digg ba dana am gàcce ba day doo moytul day rey boppam dafa soxla 2 atu kaso ñaari gor ñun luñ daan wax kàddu gor ñun ñaar luñ daan waxante duñ koy waxe kenn lu ko fekke waaye doo ko wàcc du ma ko wàcc suñu woowee ni nañu woo oustaz bi tey mu attani dafa naan la loo wax yaa waxoon lii nga ni waaw yow yaa waxoon lii nga ni waaw ku nekk li mu waxoon nga def ko kooku jar naa dem tribunal maanaa dafa am yu bare ñaari mbokk yu xuloo mag yu xuloo rakk yu xuloo baay ak doom loolu daan na dem ci penc sax loolu daawul dem penc loolu ci ëtt ba la daan nekk léegi tribunal mooy ñëw di seet nan lañ leen di attee bay génne ndàmpaay donc li pour li Jean Louis li ma dëkkal maanaam suñu code pénal politique pénale bii ñu def du politique pénalu Sénégal maanaam dañu jël ay jikko ay tubaab ñu def ko ci ay texte indil ñu ko lu bare moo ñuy indil yu mel noonu donc yar yi jikko yi ak aada yi ak politique bi nga xam ne moom la ñu woon def politique pénale bi dafa waroon jël ci suñu histoire te li ko wutal sax mooy xoola yi ñuy sol suñu nekkee tribunal yooyu loo ci xam ñun fu ñu fu mbaxane nekkee benn kay mooy suñ ñëwee ñun ñëpp suñ daan ñëw ku dugg sa kër sëriñ toog yéen ñëpp bàyyi ko moom kenn mu toog kon nangu nañu ñun mbaxane fu mu nekkee benn lu tax ñun mënuñu sol suñu garam bu xaftaan di ko àttee maanaa société bi ci boppam ba léegi fa ñu jóge woon suñu maam yi bàyyiwuñ ba pare boole ceeg ñoo ngi naan la yaa foog nga wut certificat de résidence certificat de domicile certificat de bonne vie et mœurs nangam ñun yooyu tubaab bi ñoo ko daan def pour suñu maam yi pour ñu bañ a fa nga toog fa ba tey ñoo ngi nii 2021 ñun ñoo ngi yore yooyu boobu ba léegi xooluñu ko ak yu bare donc pour jàppale que li mu wax maanaam société bi dañu war toog xalaat
suñu bopp ñun fi ñu nekk ak fan la ñu jëm ndax société yar moo koy def damay fàttali que toujours fu ma toog ci plateau amee fii di ko wax man leen dooy roy da ngay roy lu baax man yàlla def na dëkkoon naa États-Unis gis nga école bi suñu ñëwee suñu ubbee rek li ñuy jëkk def mooy li nga xam ni mooy boole réew mi ñëpp a kay toog waxandoo ko que ñun benn réew lañu ñun dañu gëm yàlla ba pare nekk benn réew ba pare damay défendre sama réew xale bu tuuti bu am ñaari at nga koy commencé ci loolu lañ koy nàmpatal ba mu jóg nga xam ni mooy gëm sa bopp maa ngi nettali toujours ni ba ma fa jëkkee ñëw dama amoon yóbbaale sama doom boo xam ne amul ñetti at ba mu duggee école mu ñëw premier jour mu duggee école toog waxul dara ñetteel fan ba xaw ma ci semaine ba mu ñëw benn jour ñëw kontaan ma xool ko ne ko Moustapha lu tax nga kontaan ni mun ma papa tey mën nañu jox maa téye woon bunt bi pour sama moroom yi di jàll responsabilité la ko jël te ñetti at pour moom rek téyel moroomam yi ñu jàll nekk ne responsabilité après may di gëstu nekk bis bu nekk dafa am koo xam ne day téye bunt bi dañuy changer après koo xam ne mooy jël carte yi ñuy lekke yow yaa koy dajale kuy yóbbu suñuy lekkee ba pare nan la ñuy ranger nangam toog yar moom laa la wax mooy nekk nit maanaam nit noo ko yare noonu nga koy amee soo ko yaree pour mu amee jikko bàyyi ma ngeen baal ma ci wax loolu lay am soo ko yaree mu am jikko nit loolu lay am donc yar bi moo indi loolu maintenant nag am na loo xam ne aussi kenn ko tëddaale li ngay wax ni xiif moom amul mbokk amul diine amul xeet amul waasu lekk rek la xam waaw te ñun nag dañu demoon ba maanaa nguur gi loolu daf ko rëcc maanaa ni président waxal na ko ci boppam du ay tabax ay pont ak tali mooy dundal kër yi dafa am maanaam économie informelle comme ni mu ko Jean Louis waxee boo xam ne moo nekk ci réew mi moom la nit ñi di dundee li mu wax nii 300,000 secteurs moo am privé bi secteur public bi matul ay 110,000 120,000 soo ko boolee matul 420,000 ci ñoo xam ni mot nañu 16 millions yow war nga laaj nan la ñuy dundee nga jéem a xam lu ñuy dundee nga loolu nga yëwanal leen ko ba nga xam ni seen dund bi dana yomb ndax boobu ba mbir yi amee ba léegi naa njëg yëpp a yokku waaw yokku na moom njëg yu yokku nag li ko indi mooy li amoon te adduna bi fa mu nekkoon ma nga fa fii mu nekk nañ ci ay jafe-jafe yu mag kon nag laaj na ñu toog comme ni nga ko wax woo régulateurs yi woo pouvoir bi woo opposition yi woo nit ñi woo boroom xam-xam yi ni kat ñun fii ñu nekk suñ fa bëggee jóge nan la ñuy def ak fan lañ jëm jërëjëf Serigne Labib Ndiaye wax nga wax ju am solo ci départ wax bi mooy président buñ koy fal moom kenn la ñuy fal mais mënta gouverner moom kenn mooy dañuy fal ay ministre am ay conseillers am tuddee ko nu la neex kenn ku ne mu ràng la lii di yaakaar nga nekk ci bëtam ak noppam ak làmminam mais nag fi mbir mi sooxeewoo sa waa ji sant Cissé wala Touré mu fal ko mu nekk loxoom wala bëtam làmminam bu dikkee day seet lu ko neex du ko wax la mu fekk ci terrain bi te pourtant wax ko lu nekk ci terrain bi moo gën ku sañ a wax a woy war ngaa sañ a wax non mais lépp lu président wax ñu ne woy non boo sañee wax woy tey war nga sañ a wax non ëllëg mais nag su fekkee lu ñu wax nga ne woy fu ñu lépp nga ne baax na foofu lépp baaxee amul kon may na ni li indi jafe-jafe bi ñooñu sës ko mu fal leen di leen liggéeyal jombut rapport yi ñu koy jox ay faux rapport am na ci bi ci des mooy feeñal nga suñu mbokki journalistes yi ñoom it am nañ ci cër boo xam ne ñu bëri rafetlu wuñu ko parce que dafa am loo xam ne de su ko wadee cim réew ndax gonfale problème la nga joxe fi léegi li xew ci congrès américain bi ñooñu duggoon fa wax nga dëgg réseaux sociaux yi ñoo koy feeñal mais seen télévision yi yëpp doo gis ñu génne ko loolu war nañu yegg ci luñ mel mais parfois da ngay dem ba gis ne journaliste bi dafay am ak pété ci benn parti am ak pété ci benn kuréel bu duggee ci terrain bi liggéey la tut askan wi kuréel ba lay liggéeyal bu duggee ci terrain bi liggéey la tut askan wi parti ba lay liggéeyal loolu dafay am
moo tax lu jafee day réglé la bi ci des mooy feeñal nga ni ñu tuddee société civile ca lañ xamoon démb ak li fi nekk tey sore na fukki mbi bu ak yaramu nekk parce que tey mel na ni président Wade daana leen tuddee na ay politiciens déguisés lañ te sori wuñ ko tey mel na ni man bokk naa ci ñi seen rôle jaaxal man parce que wax nga la am solo sëriñ si ci lañ bokk imaam yi ci lañ bokk waaraatekat yi ci lañ bokk mais xoolal la abi bépp problème boo dégg ñoom ñuy coow problème politique la lu ko mooy doo ci dugg danaa ci joxe misaal toujours ne problème mu daara yi musuma dégg ku bokk société civile wax ci te ñaari at daara yi ñu ngi leen topp di leen bunduxataal di leen jàpp di leen refoulé di leen tëj doo dégg kenn ko def intervenir ci société civile te pourtant daara yi ci lañ bokk man bokk na ma ci lu ma jaaxal bi ci des mooy barki dee boo njaay li ma wax ne président fa sori askan yi xam nga problème mu daara yooyu lu dem ci ñetti junne taalibe ñu jàpp leen di leen refoulé tëj seen école yi mu mel ni déggu président wax dara kon rapport yi ñu koy jox bokkut ak li xew ci terrain bi ñu pare defaat déclaration ne ren fax soxla nañ juróom-benn junne taalibe yi ñu war a jël ay élèves yu bari ci mbedd mi kon rapport yi ñu koy jox bokkut ak li xew ñooñu nag nga defee ne boo leen poussé bañ sës ci miir bi bu ñu amee occasion duñ ci dugg dañ ciy dugg kay dañ ciy dugg benn bi ci des mooy xoolal école bi mi mu ubbi ren école bii xoolal école privée yi problème bi fi nekkoon ci àddina ba àddina sosoo ba bés ni ki tey ku mës a gis di fayeeku nit te liggéeyaloo ko amul fenn ci àddina amul fenn la bim njaay da ngay liggéey pour weer bu weer dee ñu fay la liggéey nga weer wi dee waroo fayeeku déedéet nit ñi di dund situation crise économique di dund situation Covid 19 ñu xëy por tëye leen ci put na leen da ngeen ma fay ñetti weer forcé gouvernement sëgg waxul kooku ba amee occasion du ko exploité dana ko wax kay moom foo ko tëjee fii rek mu dem mu doon loo xam ne lu métti la loo xam ne mel na ni président bu fekkee doon dañ ko jox ay rapport yi loolu waxuñ ko nam demee kon loolu ñooñu ñi ko doon liggéeyal foofu dañ ko sëggaloo mu doon loo xam ne wax dëgg yàlla am wala fi dañuy wax ne bu ndox tuuroo ñu ne an bàq ñu ne déedéet da ngay rootiyaat ndox tuuru na tey président dafa war a rootiyaat mooy war a xoolaat entourage am war a xoolaat ñim jiite mooy ñan war a xoolaat kan ak kan moo war a taxaw ci peggam di ko wax li xew parce que looloo tax ñu teg ko fi moo yëkkati woon loo ko ne fal leen ma nit ñi ne ko waaw mais suñuy soxla lañu teg kon na jéem a loolu mais wax so am solo nga bi ñu des mooy feeñal nga ci aada yi aada bu njëkk ci lañ doon gouverner lépp boo demee ci jàngkati lislaam yi ci téere fiq yi dañ lay wax ne ala aada al xorfu shariatul maalam yuxaalifu nasus ñu ne li ñu tuddee aada texte la bu ñuy sukkandiku la fekk alxuraan di ko teppi ko wax nga dëgg xoolal sëy yi suñ maam yi bi ñuy takkee sëy nañ ko daa muuree démb boo toogee ñu teg la ci ëtt bi lañ la daa yebee comme alxuraan ju daa nekk sa bopp bi ci lañ daa juree doom yi gën ci doom da ci àddina alxuraan ñu fekk ñi ci aada yooyu nag tey dañ la ko fa yal bandi comme li Jean Ly waxoon tënku ci lu ñu attee ca France bu ko defee doo am ab sénégalais doo am ab tubaab kenn xamul lan ngay wax kon ma ne wax dëgg yàlla waxtaan jot na comme ni nga ko waxee toog it kenn ko ne xoolaat sa bopp fan la ci responsable féetee tey Jean Ly ma ñëw ci yow ci ñaareelu tomb bi ban discours la ñuy xaar ci kuréel bi ñuy tuddee société civile wala ñi ñuy tuddee ay journaliste waaraatekat yi ci lii ne cutt na jonnu tey bi xaddi nasar ñi bañ a am ak péete xam ne am na mbir mu xew te bu julli ji am jàmm ñu ko may wax nga ko fii ci commencement bi ne abbé bi buy dem di dem ci église ba jàmm ko may sëriñ bi buy dem ci jàkk ji jàmm ko may commerçant bi buy dem jàmm ko may kon nan la ñu war a taxawee tey ndax dañoo war a taxawee pour wax li wér mu wér wala dañoo war a taxawee pour péete pour bala may ñëw ci journaliste yi ak société civile damay laal tuuti ci président xam nga président de la république Macky Sall keroog bi mu foloo ca Kaffrine mooy début mandat mooy ba ñuy def seen conseil des ministres délocalisé yi ca Kaffrine la toog ñu ngi koy déglu mu ni dañu am problème mu communication mooy wax de daal di ci teg mais comme ça nous réussit rek daal di continuer dem yoonam gis nga ba mu foloo ba léegi jógul di wax ni dafa am des problèmes d'hommes te ñun xam nañu ni il a des problèmes d'hommes actuellement il est seul déggoo kenn ci ñi ko jege toute cette ordre de communicateur yi mu yore toute cette meute de ministres conseils yi mu yore tous ces gens ay conseils spéciaux déggoo kenn bi coow la jógee mu dem ci plateau yi di défendre quoi que ce soit et je me dis que quel que soit Alpha nag am na ci tuuti part de responsabilité parce que wax naa la Kaffrine fii ci teeru bi maa nga fa woon bi ñuy lancé ouvrage am yooyu discours am yi c'était en 2018 c'est juste avant les élections
avant l'élection présidentielle Mame Moussa Diagne moo jiite woon affaire bi y avait ñoom Iba Der rek ñëpp mais gis nga bi mu jëlee parole dafa wax ba dóor keroog ci taabal ji ni mon bilan est positif mais pourquoi les intellectuels et les cadres du parti mënuñu ko défendre moo ko wax. fekk na ma fa. ah. mooy lu fekk na ma fa. ah yaa nga fa woon. maa nga woon ah heureusement kii témoin oculaire la. ce qui veut dire ba mu tàmbalee. boobu bi ñu koy falaat xam na ni ñii mu nekkal mais dis donc Kassé dañu daan wax c'est un grand communicateur journaliste yaa xam mbay fii ma Paate Ndiaye ñu ne déggoo kenn ku wax d'ailleurs ku ci wax tax nga xeeb ko. il faut qu'on se dise la vérité aussi de temps en temps. part de responsabilité mooy am moo di xoolal moom la ñu wax moom la ñu fol comme moom la ñu fol c'est à lui de prendre ses responsabilités tey day wax dialogue doo nekk ca dialogue ba yow parce que bokkoo ci parti politique dëgg la wala dëgg lax bi du nekk ci dialogue ba parce que bokkul ci parti politique man du ma ca nekk parce que bokkuma ci parti politique yi caaxaan yi xam nga est-ce que c'est clair maintenant et pourtant ñun ñetti fii toog ñun ñaa ngi ñuy seetaan xam nañu ni nous avons des idées pertinentes et des idées alternatives parce que li tax ñu xam ni c'est pertinent mooy fit bi ñu am pour wax ko parce que fit bi ñu am pour wax moo tax mën nañu défendre idée boobu mais duñ ñu boole ci dara et c'est ça le drame on pense que militant parti militant yee d'ailleurs gis na ko non gis na ko moom rek il est seul kenn défendrul kenn waxul dafa mel na ñemewul dégg naa ci am na koo xam ni tax dafa am télé dama koy wax parce que dëgg la ñu wax fii dafa am télé bu ko invité mu ni aw ma sécurité dama ragal sama sécurité xanaa dégg nga li ma la wax te dana ko falaat maa la ko wax et pourtant moom xam na ko parce qu'il est plus renseigné que nous parce que li ma xamee loolu moom xam na loolu mais ça veut dire que donc il doit prendre ses responsabilités xam ni il est là au service du peuple et que am na ay nit ñoo xam ni sans être dans des partis politiques dañu ànd ak moom pour ñëw ci journaliste yi nga doon wax il faut que ñu xam dara neutralité totale absolue amul fenn ci àddina amul mais le souci de neutralité le souci d'objectivité le souci de dire la vérité am na te loolu du mu gisee lan mooy seen rôle journaliste yi on nous dit informer éduquer et divertir informer vrai maanaam dooy informer nga informer vrai yaa ma gën jàng alxuraan surat les appartements al ujra du noonu lu fa yàlla wax du dafa ni bés bu leen xabaar in jaakum fasiqun alors lu yàlla wax xool leen ko seetantal ko ba mu wóor parce que pour ngeen bañ rëccu seen injustice yi ngeen di def parce que doo toppee wax ja dëgg la wala dëgg mais toppuñu ko lax bi mais écoute la philosophie lan lay enseigner te ñoom ñëpp jàng nañu ko waaye yooyu itam moytul rumeur moytul opinion boo xam ni teguwul ci fenn moo tax ñu teg le doute méthodique pour ngay xool loolu yëpp ñoom dafa mel na ci xamuñ ci defuñu ci dara jànguñu dara mais c'est des gens yoo xam ni lax bi tu sais y a beaucoup de journalistes fii on les appelle journalistes ou chroniqueurs yow xam nga ni dara et ci yenn télé yeeg rajo yi dafa mel ne léegi c'est le règne de la médiocrité nañu waxante dëgg duñu wax dëgg déglu naa ci pour vous dire communication ni mu dangereux te nit ki dafa wax am lu koy def dafay ànd responsabilité bi yëf yi tàkkee may déglu benn rajo ak télé waaye si di wax way il faut apaiser xanaa dégg nga discours ba apaisement ñëw ba ca pandaw ga daal di ni way c'est vrai Macky Sall bi ñu koy fal 2012 dafa ne woon dafay def rupture mais dafa tas yaakaaru ni ça veut dire ni mu waxee laa la bëgg wax de ni mu waxee ma ngay légitimer toj yi li xale yi def voilà il faut pas légitimer ça même du kee defee erreur il faut lui dire qu'il a commis des erreurs mais il faut pas légitimer cette violence inouïe là ba nga xam ni tey bi may ñëw dama ñëw tranquille parce que dara amul du fekkoon ni ca toj bala doo ma gis wala bala nga may gis heure tardé parce que pour am oto et tout ce qui s'ensuit ce qui veut dire que jàmm les journalistes dañu waxante dëgg am na ci ñoo xam ni c'est des opposants am na ci ñoo xam ni actuellement ñi ngi lebale parce que yaakaar nañu ni yëf yi tourné na ba pare ku ci ne di lebale
mais nga ñëw nag ci société civile bi xam nga man nan laa leen tudde j'ai des amis ci ne loolu laay wax ak ñoom du ñu discuter dama leen di wax vous êtes les supplétifs de l'Occident maanaam vous êtes les bras armés de l'Occident lépp loo xam ne tubaab bi ñemewu ko def parce que du ñëwee fàng tubaab la xam nga daañu mën jàmmaarloog moom ci yéen lay jaar nit ñu ñuul li léegi wolof ni ci yéen di ñu dugal mais écoute dafa am ay tour yoo xam ni dafa rafet droit de l'homme droits humains te ku ne xam na ni ñun ñëpp xam nañu objectif final ba fa mu ñu jëmee mais seetlul même suñu code pénal bi mais yow tax ci nga bokk ah ci saa si ak sëriñ si léegi kenn ñemeetul wax góor jigéen et kenn ñemeetu ko wax ci yéen ñaari borom ñaari tur yi ngeen di wax Jaajaan Njaay moo ko tuddee góor jigéen Kocc Barma tudde ko góor jigéen Mouhamad ñëw feddali tudde ko góor jigéen Jésus tudde ko góor jigéen nga dem yow ba suuf yi nga xam ni c'est le Sénégal ñu dem ba ngay dem parce que tubaab bi li muy def daf ko xam de da lay tiital di la ërtal waaye seen société civile bi nga dem ba dootoo sajatu tudd góor jigéen suñu code pénal bi ñu réviser ko et homosexualité moo ci nekkoon ñu dindi homosexualité def ci acte contre nature mais dis donc kon nga xam ni ñii fa ñu jëm ak ñun xam nañ ko te nag ndax laa juddoo màgge naa fa sindoone ñu ne góor jigéen yee dëkkoon kenn musul dégg ñu dóor leen kenn musul dégg ñu rey leen ci xew lañu laan leen gis baptême yeeg sëy yi ak fecc ba xam nga sabar ya la ñuy def seen biir ne nag suñu yoon nekku ca mais tubaab bi dafa bëgg la ñuy def seen biir ne mu ni dañu koy nangu maanaam mooy indi ngay léeg-léeg nga dégg ci hôtel tel ñu ne ay góor jigéen nga fa doon sëy mooy légalisation non gis nga yooyu yëpp xam nañu ko de telle sorte que lenn ci des il faut que nag paa yi aussi ñu wax suñu chef religieux yi parce que dëgg ñu fi kile mais bi tey Sénégal gii dëkku Alaaji Malick Mbaye Niass Serigne Touba ak Baye Limam dëkk bii ak ñoom cardinal Thiandou d'ailleurs tax église catholique ñoo ñu gën a responsable daa ñëw ci loolu mais itam du ñu demee di dem ba mujj saawaay am na loo xam ne ñameetoo ko wax kii nee na la léegi États-Unis élèves yi bala ñuy jàng lu ñuy jiital du wax yàlla la ñu gëm waaw seen Sénat bi du réunir congrès ba mais dama la yokkal jullit yañ fa fal dañu indi alxuraan la ñuy waate ku ñu fal nga indi catholique da ngay indi bible waaye président commission renseignement États-Unis Sénat jullit la jullit bi lañ koy indil mu waat am na ay représentants yoo xam ne ay jullit lañu ñu jigéen am na ñuy muuru sax oui am na ko Ela Omar day muuru mais xoolal l'islam lañ ko indil mu teg waaye ñun dem nañu ba mais sañoon maanaam gisoo ñu tere muraay ci école mais non waxuma la loolu dama ni la suñu école bi ci njàngale ma mais bés boo duggee ci classe wala ci ba tudd Mouhamad àddina tukki ñun la laïcité au nom de la laïcité luy laïcité ban laïcité parce que laïcité France bi la France a une histoire particulière avec l'église catholique oui c'est ça le problème ñun du suñu yoon nekku ci ñun suñu yoon nekku ci parce que moom moo amoon problème ak i labbeem est-ce que dégg nga ci histoire am parce que labbe yee ñoo daan fol buur ya sës leen ni leen yéenay les princes de Dieu ak xam nga wax de ba Galilée histoire am a ngi nii ba mu nee la terre est ronde dañu ne ko doo ko fi waxee terre ñu rey la te c'est l'église catholique et la nuit de la Saint-Barthélemy 3000 protestants laa la wax 3000 ñetti junne du noonu la protestant lu ñu lakk vif ñuy dund loolu problème yooyu ñu am nag ak église catholique ba moom la ñu yaakaar ni diine bu ne noonu la mel ñu teg seen laïcité mais seen histoire particulière la mais man catholique yi nekkoon fi bokk ak labbe yi nootuñu sama maam dëgg la wala dëgg sëriñ si baax yi fi nekkoon teg ñu si diine l'islam nootuñu sama maam au contraire dañu ko firi est-ce que c'est clair nga ni nag jàngale yooyu doo ko teg di ko jàngale ci école bi mais dis donc mais yow Danemark mooy fa dëkk journaliste boobu doon caricature Mohamed xam nga mais Danemark sañ nañu ko waxtu n'est pas un état laïque fallait en Occident pourtant ku ne xam dañuy jàngale le protestantisme luthérien c'est la religion officielle mieux gis nga seen labbe yooyu dañ ne c'est des fonctionnaires
xale yi ci école yi dañuy jàng le protestantisme ñun ñu yow nga am alxuraan pour régler am na nag loo xam ne ci daara yi wax nga ko xam nga am na ci lu ma ci d'accord am na lu ma ci d'accordul yi mais danaa la wax bi pour créer pour dindi woon loolu mais dis donc histoire religieuse dama koy dugal éducation religieuse dama koy dugal ci école bi c'est tout. jërëjëf du ma ko dugalee ci école bi dama koy jox coefficient bu dëgg comme ay maths ak français mais ma yokkal la ci sax pour wax nañ la li mu wax ci éducation. way ni mu amee solo dëkk bu nekk. way sa làkk ngay jànge mais ñun ñooy dëkk yoo xam ni làkku tubaab. waaw la ñuy jànge bëggu ci yar ay doom. mais donc li ñuy am comme ni mu wax amuñu tubaab amuñu nit ku ñuul. te bala langue boo gis yow xam nga ko dafay am culture langue boo gis dafa am ay valeur valeur la yu mu yóbbaale. langue boo gis nag laa la wax ci àdduna dafa am ay valeur yu muy yóbbaale. jërëjëf valeur yooyu non parewuma waaw parce que danaa ñëw ci ñu ngi doon wax yooyu. waaw maa ngi ñëw. ça veut dire li ñuy wax ndëpp national la ñu war def xalif généraux yi toog évêque toog nit ñi am xam-xam te bëgg réew mi toog on en discute jéem a tëral beneen nouveau contrat social nouveau contrat social boo xam ne man j'ai toujours dit que pas diine yii yow itam l'église catholique son expérience en matière agricole avec la Caritas kooku nga ni du ma ko jëriñoo ndax laïcité la capacité de mobilisation des confréries yi tarixa yi nga ni du ma ko jëfandikoo ndax laïcité mais di doon foo jëm. jërëjëf Saint-Louis maa ngi ñëw da ngay dugg ci sama dernier point ci laa jëm si woon mooy dernier point bi mooy gannaaw bu ñu la déggee feeñal nga ne président moom ci boppam mi ngi ci crise boo xam ne bii moom rek la ndax même journaliste yi mu jëloon taf leen ñëpp a sëgg te moom teel na feeñaloon ne am nañ problème communication moo ko wax taxaw na it wane ne bilan normal na bilan bu baax la lu tax ñi muy liggéey mënuñ ko défendre mu mel ni am na yoo xam ne teel na ko xam mais lu tax booba léegi mënu ko régler bi ci des mooy wane nga ne ay rumeur dafay paral di dox ci réew mi yu bëri jombut ñu di ci sukkandiku mu jur lu yàq yu bëri feeñal nga ñi ñuy tuddee société civile boo dikkee ci ñoom da ngay gis ne ñoom ñu fi nekk ci biir Sénégal di liggéey mais di liggéeyal Occident mais dawaluñu civil yi ñuy tuddee civil ci Sénégal gi seen leen nekkalu fi ndax yi ñi nga xam ne moom la ñuy tax a jóg ay droit de l'homme yooyu ñëpp ñun fekkoon nañu am ko dañu loo xam ne ko fii léegi ci aada yi droit de l'homme mënu ko woon rëy donc koo xam ne loo boo doon xiif ba mar doo naan poti doo sàcc oustaz dooguma la sax fii Sénégal fii dañ daan fal buur Jolof fee fal maanaam dañ daan seet dajale famille yi seet kan moo war nekk buur ñu fal ko moo tax buur yu bare bokkuñu ay sant nga xoolal pardon foofu benn parenthèse li lay war ni dox xoolal gis nga li gën a bon topp kee bu njëkk tubaab bi ñun ba ñuy jàng dañu daan wax les Africains c'est des hommes de dialogue de palabre ba tudde ñu les hommes de l'arbre à palabre ils sont toujours sur l'arbre à palabre di dialoguer mais yow des hommes de dialogue ñu dem ba mujj yéen tax pour ngeen waxtaan problème la ba tubaab bee Occident naan la dans la démocratie il faut dialoguer alors que loolu moo doon sa aada nga dem di jërëjëf Saint-Louis bi ma ñëw ci Serigne Lahbib fi ne ñu ñëw ci dernier point bi léegi gannaaw buñ souligné yu bëri te gis ne loo làmbu daj la ci société bi lan mooy doon solution yi non solution yi bokk na ci dellu ci aada yi pour li Jean-Louis doon wax fii dañ fi daan fal buur muy Jolof muy Kayoor muy Waalo gee fii ñun fa am nañu buur bu jigéen ñoom njëmbañ mboole ngi foofu ak ñoom data yàlla donc ñun amuñu dara lu ñu tubaab yi war jàngal ñun ñoo war a gëm suñu bopp koo gis nag muy indi ay valeur tubaab def ko dañ koo fay yàqkat yu gën a bari ci ñooñu la ñuy jaar maanaam ñooñu tubaab yi soxlatu ñu ñëw ñu mel noonu la ñoo jël dooleel leen jox leen alal ñooñu ñooy yàq société donc ñun nañu dellu ci suñu aada suñu cosaan di jàng ci suñu làkk yi ñu nàmp ndax làkk yi ci la ñuy ñun suñu culture ci lay nekk culture yi keneen nekku ci gëm suñu bopp fonk suñu diine nee naa leen du fekkee exemple démocratie ngeen di wax du mooy États-Unis président Amérique duy taxaw di waat di gis nga biibal lay teg prêtre képp koo xam ne yaa ngi ca biir congrès ba wala sénat ci li nga gëm ngay teg waat xam nga kon nga xam ne diine
mooy fondement nation mooy fondement nit ndax moom la loo xam ne du xaajale kenn jàng moobu ci la bokk beneen bi mooy que ci nguur gi ci président moom la am responsabilité xool ñi nga xam ni moom la yaakaar ni ñii su ma àndee ñoom dinaa mën a tabax réew mi ñii ñooy nekk loxoom ay bëtam ay tànkam fépp te loolu tànn leen nekk na lu am solo parce que koo xam ne yow suñ la tànnee xalaatoo dara lu dul sa bopp ak di wut li neex ki nga xam ni moo nekk ci kaw waxoo ko dëgg ndax yow soo ko waxee dëgg nga koy dimbali ci yoon soo ko waxee dëgg yow moom ngay dimbali waaye di indi di féewaloo di ci wax yoo xam ni di yàq sa moroom ak yooyu loolu dewalul réew ñaar la nekk booloo nekk benn ak xam-xam it mooy tax réew di dox donc boroom xam-xam yi nañ leen jox seen wàll ma yokk ci xam naa loolu genre yu dañ ci kontaan Sénégal faculté lettres ak droit ak économie ñoo yore lu mat maanaam soo xaajee étudiants yi ñeent presque ñett yi fa lañ nekk maanaam wax rek français la ñuy def wax rek wax maanaam ñun lan la ñuy doyee loolu donc bokk na ci lii su fekkoon am naa lu may proposer gouvernement mu def ko mooy ñu tëj filière L soxlawuñu ko ay S la ñu war képp kuy dugg seconde S nga war def ak nga mën àgg terminal nga ñàkk bën àgg parce que yëpp français lettre philosophie loolu amuñu ñu njëriñ njàng boobu amul benn njëriñ li ñu fi formé ci ay droit ak yooyu loolu du réew mi loolu la soxla réew mi boroom métier la soxla enseignement technique ak formation professionnelle ñu def ko priorité au lieu mu nekk 2% du budget de l'éducation nationale ñu def ko sur priorité kooku mooy beneen bi nga xam ne ñoo def mooy war nañu woo nit ñi ñu toog woo leen yéen société civile woo leen yéen kilifa yi woo boroom xam-xam yi ni leen kat fii ñu toll nii li ko doore tey jii jëm ca kanam lan la ñu war a def ba réew mi nekkaat benn nan la ñu war a def ba li fi xewoon bañ fi amaat nan la ñu war a fexe ba ku nekk nag xam ni am nga droit mais am nga responsabilité ak fu la sa mer bàyyi soo tajee alalu jàmbur yow daañ la teg daan boo xam ne dootoo jël alalu jàmbur waaye fi pénc bi nekk fi ñëpp bokk ku mu neex nga taxaw fa wax sa xalaat ku nekk am nga ci droit nguur gi aussi war ko tere mel na ni ñi ngi dëgmal marche bu ñu war a def suba waaw looy digal ñi war a dem ci marche man de su doon sama sago marche bi du am ndax amul benn njëriñ parce que ñiy marché dañu yaakaar ni xëy na li amoon loolu la ñu bëgg créer waat tiitalaat gouvernement beeg nangam amul benn njëriñ te li may bañ moo ñu dugal ci bopp nit ñi léegi yow suñ la jàppee nga nekk politicien wala nga ne xaw ma société civile wala yooyu nga bokk maanaam nit ñi mën nañoo wax ba nga génn suñu jàppee ku nekk Serigne Lax bi Ndiaye wala oustaz bi tey wala ab Serigne Daara mën nañ koo jël tëj ko ci kaso bi fukki at ak dara du ci am mooy maanaam ñu am benn justice boo xam ni pour ñenn Sénégalais yi beneen justice pour yeneen Sénégalais yi te heure bu ñu commencé lii di teg li subaab yi naan précédent maanaam di commencé di won ni léegi yow suñ la jàppee foog ñu dem place de l'Obélisque ñu yuuxu ñu bàyyi la su boobaa réew mi day nekk ñaari réew ki nga xam ne nag amul kàddu wala muy sëriñ daara bu ñu noonu li nga xam ne moom la yaakaar ni moom la war def pour ñu bañ salfaañe ay droit am loolu lay def mooy mu défendre boppam donc man gisuma njëriñu loolu ñaarit su fekkee it am na gouvernement bi am matu bàyyi leen foofu jarta xeex jarul dóor jarul sànni nit ñi moom fii ku yaakaar ni mën nga toog yaa gën a muus nit ñi moom mën ngaa pexe boo xam ne mën nga salfaañe xelu nit ñi yaa ngi nax sa bopp jërëjëf la bi mel na ni wax nga wax ju am solo mooy delloo si aada yi ndax dañ ci daa doxal di ci fal ay buur démb bàyyi xelit ne diine lu am solo ci dundoo am aada nit ki mënta ñàkk diine ñu nangul ko diineem jooju instauré ko ci liy dox ndax diine du yàq ab liggéey
feeñal nga it président daa war a jël responsabilité am seet ñi nga xam ne jàpp na ne ñii matee nañ ko mu teg leen ci peggam te bañ a tànnee ci par politique na tànnee pour ci koo xam ne par expérience la ko matee ñu favoriser jàng bi ci des feeñal nga ne université Dakar ñi gën a bëri faculté lettres lañ nekk ay philosophie la ñu jàng yooyu loolu fi ne liñ ci am doy na nañ jàngi métier marché bi li nga ci wax lu am solo la ñu bàyyi xel ne am na lu yoo xam ne buñ ko jëmbatee ci réew mi du baax buñ demee ba fi ne buñ jàppee ku bokk ci société civile wala ku bokk ci parti opposant yi buñ demee l'Obélisque ñu bàyyi la buñ jàppee sëñ daara bi wala ñu jàpp oustaz bi wala ñu jàpp keneen moom kenn du ko génn bàyyi loolu day ñaari sénégalais mooy am te loolu baaxul ci réew tey Jean-Louis yan solution ngay joxe pour ci lu fi ak li ñu war a li ñu dëgmal suba muy marché boobu marché bi moom lii ak lax bi ba bu leer c'est une marche inopérante amul njëriñ inopportune parce que dañu toll situation boo xam ne calme baa ngi ñëw am na ay kilifa diine yoo xam ne ils se sont impliqués mais ne serait-ce que wek ñee mënoon nañu teg yenn ci kii bi te médiation bi nañ waxante dëgg xam nga dooy médiation jaari nit mais banque nga loxo président mu am lu ci la mu mën mu nangu ko mais il fallait dire à l'autre partie coow li ci yow la jóge coow yow la ñu tuumaal tuumaal lu ñu moom la ñu tuumaal len na fi am bës nañu loxo kee yow nag daañu looyu bës sa loxo yi wax la lu leer nag réew mi la ñu bokk ndax justice bi leer na wala leerul xamuñu loolu mais ñu ngi yoog suñu bët parce que yéen a ñu si dugal ñuy médiation waaye am na ay murit ki tiijaan avocat dëgg loolu dëgg jege sëriñ si ñu ngay xool mën nañ ko wax dañu koy wax da ngay dem nag ca yoon mu atte la lu yoon atte nag ba wante taxaw dans une position de dénégation totale gëw ma bitey gëw ma lax bi gëw ma Jean du ngeen ma atte du ma kii du ma def lii du ma def nii non là gis nga c'est de l'irresponsabilité primaire nañu waxante dëgg pour ñëw nag lax bi li nga wax ci L yi boobu daañu ko wute parce que man je suis L man L la waaw xam naa loolu psychologue kat xam naa loolu xam nga L boobu nañu ko bàyyi ñu jàng xam-xam la waaw nañu dellu di si ñu def ko L wolof maa ngi nii waaw ñu ngi waxtaan nañ ko def L wolof waaw ba tey d'accord naa danaa la wax parce que damay jàngale français am naa maîtrise droit public am naa master de sciences po yooyu yëpp ci L bi la xam nga wut xam-xam moo may permettre may dellu gannaaw di mën a analyser nañu ko bàyyi S bi nga wax je suis tout à fait d'accord d'ailleurs tax lycée scientifique yi Macky Sall di def pour te dire que donc xam nga ni Macky Sall xam na ni fii ci Sénégal am na ay nit ñoo xam ni au moins daañu wax seen xalaat ak ni ñu ko gisee lycée scientifique yi dem naa ba ni gars ñi non attention est-ce qu'il ne risque pas de fabriquer des mécaniciens de la science et non des scientifiques dem naa ba wax loolu est-ce que dégg nga wax bi bañuma loolu mais samay temps man mais ngir yàlla ñëpp mënuñu dem lycée samay temps voilà dafa amoon centre d'apprentissage da ngay am certificat amoo entrée en sixième ñu yóbbu la centre d'apprentissage nga jàngi foofu ba am CAP ñetti at ngay jàng menuisier plomberie mécanique ou quoi que ce soit mais comme léegi bu njëkk tax fonction bi daan na jël xam nga boobu mais comme léegi xam ne fonction bi mu jël lépp mais ngir yàlla duñu former ñooñu à partir de CM2 xale bu ndaw nga téye ko ñetti at mu def CAP am mais nga tijji leen GIE xanaa leer na doo leen tijji leen GIE ñuy war demal seen bopp am nag ay mesures d'accompagnement il faut que mu leer njàng mi xam-xam dafa baax mooy li nga wax rax ci dolli leneen li suñu pape marabu yi aussi dañu wax bokk ku am xalaat bu baax bokk man du ñu doon tabaxaat au nouveau contrat social maa ngi wàcc yàlla gis nga noo xalif généraux ak archevêque de Dakar bi mais dama leen di wutal un statut juridique constitutionnel dama la wax statut juridique constitutionnel xaw ma nu muy demee nag mais mën naa ko tuddee au moins xaw ma conseil supérieur du culte et de la culture tudde leen ko boole ci archevêque xalif généraux yi xam nañu tekki fii nag buñ ñu wax nag ku ne jóg xam nañu Sénégal kuy dara ku dul dara nag teg leen ca boole ceeg koo xam ni kilifa aada comme waa dusuy wala yu demee noonu mais gis nga loolu bés bu ñu ko defoon ci réew mi admettons rek ma jox la benn exemple
président de la république day waat prester serment jullit la alxuraan la ñuy tegwaay bu ñu kenn rey au nom de Dieu lay wax it suñu yoon nekku ci dëgg la wala dëgg duy chrétien ñu tegal ko biibal mu ni au nom de Dieu mais président conseil concerné bi toogee ak ñooñu mais admettons xalif généraux yooyu xam nga mooy le conseil ànd ak ñoom ci banque bi fii ñu toog président bi prêter serment mais au moins daañu xam ni ñii kat ñii daañu xam ni kon boole nañu leen ci biir boole boobu am na ay action développement yoo xam ni waaye yooyu itam tu penses que les mourides là les ak taalibe tijaan yi du ko leen yëkkati woon xotti la vallée du fleuve Séné wala nga dem Tambacounda def fa ay terre neuve yu bees xam nga waaye yow dañu koy béy léegi Sénégal motal bopp pareeguma non waxtu wi dab nañu waxtu wi dañu dabee dinaa wax la may mani nañu waxante dëgg réew mi dafa doxul li ko doxalul mooy paa yi ñu génne te paa yi am nañ ci kii paa yi damay wax ci yar bi léeg-léeg nga dégg it si wala mbàkke bu wax yow tax da ngaa ruus nañ waxante dëgg ça veut dire que am na fu ñu sooxe parce que mbàkke buy taxaw ci télé bi di wax yenn yi xamoo foo ko teg si bu taxaw ci télé bi di wax yenn yi nga xam ne man tax dama koy rus a wax ay diw ay nu mu koy waxee diw jiguñu Saint-Louis yan kàddu ngay tàggatoo jërëjëf yan kàddu ngay tàggatoo li may tàggatoo mooy beneen yoon nañu guddal émission bi beneen dañ ko def 10h30 incha allah voilà 10h30 ba nga xam ne daañu mën a waxtaan ba yëpp xam nga fii solution génn na bi d'accord jërëjëf xaw ma ndax mi ngi déglu xaw ma ndax dégluwul mais solution génn na bi te ñee di wax fee ñoom di ko waxal waaye mënuñu wax li ñu fi wax fii voilà Serigne Lax bi yan kàddu ngay tàggatoo gannaaw bi ma leen remercier ci invitation bi opportunité bi ngeen ma jox ma toog fii wax sama xalaat ak Jean-Louis maa ngi gërëm téléspectateurs yi yaakaar liñ fi wax pour defar rek boo tax ñu wax ko waxuñu ko fi pour ŋàññi waxuñu ko fi pour tuutal keneen waxuñu fa keneen pour wàññi dara dañ cee bokk waaye ku nekk ku am sañ-sañu am sa li nga point de vue nga nangul ñeneen ñi seen sañ-sañu wax li ñu xalaat ñaan suñu borom yàlla na def jàmm ci réew mi amiin yaa rabbi bi jaay Seydou Jour jërëjëf Serigne Lax bi neex ak émission bi moo tax ma fàtte na sax dama waroon ubbi téléphone yi ndax téléphone dafa waroon a mais fàtte naa bi mu desee 10 minutes la ma réalisateur wax na ma tey ubbiwoo téléphone yi mais kon nga xam ne wax nañu fi dara ñu ngi lay gërëm bu baax di ñaan yàlla jëf ji yàlla boobu neen yàlla na ko yàlla def fi bisaati asanaatika di gërëm it Saint-Louis Camara suñu xarit suñu wëlëre di ko ñaan yàlla tawfiix di ñaan yàlla jëf ji yàlla boobu neen yàlla na ko yàlla def fi bisaati asanaatika di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu preneur de son di gërëm waa régie bi di gërëm caméraman yi liggéey bi képp ko xam ne sa loxo tàbbi na ci ba jaami yàlla mën ko seetaan ñu ngi ñaan yàlla boole ñëw yow yiw yi ñu ngi leen di jox rendez-vous dox dajee ajjuma bi di jëw insha allahu mawlana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu طفلي حبيبي سناه من عطا ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب